wóolante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi lool la ñuy xaar ci yéen. kon mbokk yi gannaaw ba leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi amati nañu mbégte gu rëy dellu si waat ci seen émission bi di jàkkaarloo askan wi tey ji nag seen émission jàkkaarloo askan wi dafa ñëw wuy si wooteeb collectif Mbëbës dafa doy yaakaar naa ne bu ñu tuddee tur bi rek ñu bëri daañu comprendre maanaam ab collectif la boo xam dañ ko taxawal ngir xeex ak mbalit mi nga xam moo nekk ci diggante Malika Yëmbal jàpp Kër Massar te ñu gën koy xamee ci Mbëbës collectif boobule ñooñ fi wootee ñu wuy si leen lan moo tax ñu taxawal collectif boobule collectif bi bañ ko taxawalee ak léegi ana yan jéego lañ fi def gouvernement bi joxoon nañ leen digal ne daañu toxal mbalit mii di mbalit Mbëbës waaye dañ gis ne boobu ba léegi Mbëbës mu ngi fi lan moo waral lu ni mel kon laaj yi ak yeneen laaj incha allah bi ci kanam tuuti bu ñuy ñëwee ci plateau bi daañu ci dellusiwaat ak ñoom waaye ci loolu ci plateau bi sax maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Siré Ndiaye moom moo di président commission santé collectif Mbëbës dafa doy Siré asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bàyyi la ñu nuyu mbokk yi la seetaan. voilà asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen seen sant di jiital si nuyoo bi suñu Omar ñu ngi leen di dalal jàmm di nuyu waa Malika yi nga xamante ñu ngi seetaan di nuyu Sénégal yëpp. jërëjëf Siré ci wet bi maa ngi fi nekk ki nga xam moom moo di Baye Djili Diouf Baye Djili Diouf mooy président commission des sages bu nekk ci maanaam ci nekk ci commission bi Baye Djili asalaamaaleykum. waaleykum salaam Seydina Omar ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di kontaan ci ñëw bi nga ñëw fii ba mën ñu jox occasion ñu wax li ñu bëgg a wax ci Mbëbës xam naa ni li ñu war a wax ci Mbëbës sax peut-être benn émission du ci doy parce que bëri na mais nag sant nañ la ci ñëw bi nga ñëw fii bon ba ñu dem ba ci kanam incha allah. jërëjëf Baye Djili Diouf maa ngi fi nekk ki nga xam moo di Ndiogou Malick Niang mooy coordonnateur collectif Mbëbës dafa doy président maa ngi lay nuyu wala coordonnateur maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum Seydina Omar. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu mbooloom ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan seen télé bi di Walfadjri di njëkkee nuyoo bi nag ci suñu dëkk bi ñu nekk di nuyu ki nga xamante ni moom mooy suñu xalifa général di borom dëkk bi Seydina Abdoulaye Thiaw ñu ñaan suñu borom dolli ko wér dëgëral taxawaayam di jaare foofu di nuyoo mbooloom kilifa diine yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci biir réew mi yëpp di nuyu waa dëkk bi di nuyu waa collectif bi yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan seen télé bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. jërëjëf Ndiogou Malick si yow sax ci laay tàmbalee émission bi tey jii dañu wuy si wooteeb collectif collectif Mbëbës dafa doy. ñu bëgg nga wax ñu collectif bi lan moo leen initié wala lan moo leen inspiré ba ngeen taxawal ko. waaw collectif Mbëbës dafa doy déjà damay commencer d'abord ci tur bi. collectif boo ko déggee donc ay kuréel yu bëri yu booloo yu dajale donc ci jotaay bi ñu toog def naa ni du waa Mbëbës dafa doy rek ñoo fi toog am na ay association partenaires yi nga xamante ni ñu ngi toog ci biir jotaay bi représenté seen kuréel yooyu mais collectif bi nga xamante ni mooy collectif Mbëbës dafa doy li nga xamante ni moom moo ko tax a jóg mooy dañuy dekk ci dëkk ba nga xamante ni ñu koy wax Malika Kër Massar ak Yëmbal Tivaouane Peulh ci suñu biir ci digg bi mu am fa béréb ba nga xamante ni depuis 52 ans depuis 1968 ba léegi ñu ngi fay tuur ba bépp mbalit ba nga xamante ni ñu jóge ci région du Cap-Vert loolu nag dafa dem ba tollu benn jamono mu jur ay jafe-jafe ci askan wi nga xamante ni dañ ko dëkkee xam naa bu ñu continuer ba ci kanam dinañ ñëw ci jafe-jafe yi ci côté bi nga xamante ni bu ci côté yi mu gàllankoore dëkk bi loolu moo tax a jóg collectif bi parce que dañu toll woon jamono ja nga xamante ni nit ñi dañu am ay problème de santé surtout parce que mbalit mi dafa dem ba mujj nekk un problème de santé publique parce que askan wi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk fii boo xoolee ci Dakar mbalit yi fi nekk yëpp buñ ko indee di ko tuur bu ñu noppee dañu koy taal laal ko incinération moo fi am donc ci xeetu yàqu-yàqu yi xam naa bu ñëwee ba ci kanam dinañ gën a leeral yàqu-yàqu yi nekk ci biir yëpp ak li ko waral mais jafe-jafe yi nga xamante ne nit ñi amoon nañ ko ci wàllu santé te mbalit mi indi ko moo waral collectif bi juddu loolu moo waral collectif bi juddu tey pour jéem a indi saafara ci loolu parce que dafa nekk la nga xamante ni dañ koo muñ ba mënatuñ ko muñ mu judd boobu ak léegi toll na si ñaata at
waaw collectif bi boo xoolee ba mu juddoo ak léegi daanaka ren mën nañu wax mooy anniversaire la en quelque sorte li ñuy def nii ndege ni daaw la ñu defoon benn rassemblement ba nga xamante ni moom moo doon suñu premier événement muy événement bi ñuy amaloon ci biir Mbëbës fële ci buntu ba mu doon suñu doorteel boobu nag ci lañ tàmbale yëngu-yëngu yi fekk na lu ko jiitu ñu ngi doon di xool di organiser wu ci kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk diggante Malika Kër Massar Yëmbal Tivaouane Peulh pour xool naka la ñuy def ba indi saafara ci loolu loolu moom moo waral donc collectif bi mu taxaw en quelque sorte ñu ñëw ci Siré yow yaay président commission santé collectif Mbëbës fa lay duggee ci vivu sujet bi président mu ngi tudd ay jafe-jafe waaye Mbëbës bu ñu ko waxee suñu xel dafay daal di jëm effectivement ci impact sanitaire bi nga xam daanaka mu ngi koy jural askan wi nga xam ñoo dëkkee ci côté boobule yow en tant que commission santé tey jii boo ñu doon defal benn symbiose par rapport ak effet yi nga xam moom lay mbalit mi am jëmale ko ci santé population bi lan nga ñuy wax. voilà merci Omar je crois que dinaa saw a tontu ci question boobu di wax ni rek je suis le président de la commission scientifique pour au nom du collectif c'est vrai que dinaa yëngatu si wàllu wér-gu-yaram donc question bi nga laaj je crois que question bi mooy question majeure bi di wax ni Mbëbës comme ni ko suñu coordinateur bi waxee tout à l'heure wax nga ba demander ñaata at la am par rapport ak collectif bi par rapport ak décharge bi si boppam décharge bi yàgg na voilà ça veut dire que lu am 50 ans di recevoir des déchets toxiques pendant 50 ans askan dëkkandoo ak moom il faut que mu am jeexital si wàllu wér-gu-yaram et je crois que loolu ñuy wax noonu nekkul loo xamante dañ koy fortaatu rek c'est des en fait ay études la ay gëstu la ay njàngat la ñoo ko wane ay documents yu bëree bëri génn ni si décharge bi wane ni moo xam si wàllu ndox mi moo xam si wàllum suuf si moo xam si wàllu jaww ji que lépp dafa polluer dafa yàqu donc loolu nag dafay population Malika dañuy dund ak moom donc suñu jëlee si wàllum wér-gu-yaram plus précisément bi ñu damay def en référence ak benn étude parce que aussi man dama bëgg lépp lu ñuy dem rek ñu koy teg si ay bases yu xaw a leer par rapport études yooyu am na gis nañ fi dafa benn étude boo xamante ni benn institut bu ñuy wax ISET def na ko fi yàlla defoon na aussi étude boobu ñun dañu bokkoon si équipe de recherche bi li ñu gisoon bi ñu defee étude bi mi ngi tuddoon impact de la décharge sur la santé de la population noonu la étude bi tuddoon bi ñu defee gëstu bi te gëstu boobu vraiment dafa nekk gëstu bu xóot a xóot maanaam du gëstu boo xam ne dañu laal ak bàyyi dañu ko càmbaraat ko bi ñu ko càmbar ko gis nañu ni Mbëbës lor na askanu Malika ak li ko wër loolu feeñ na ba aujourd'hui gis nañu feebar yi nga xamante ni mooy feebar bi nga xam moom la ñu gën a gis si askanu Kër Massar Malika mooy feebar bi nga xamante mooy laal dënn ñu koy tudd infection respiratoire aiguë li may wax au niveau du centre de santé de Kër Massar tey première cause de mort de morbidité maanaam ñi nga xamante dañooy jóg di faju ji boo jëlee téeméeri nit ñoo jël mën ngaa jàppal ni fukk ak juróom yëpp dañuy ñëw pour maladie infection respiratoire. Est-ce que ça c'est avéré? Ça c'est avéré. Est-ce que loo xam da ngeen ko créé nii rek non Cheikh Omar loolu créé wuñ ko parce que bi may wax ak yow dama commencé wax la ay étude parce que bëgguma rek man di waxantu li ñuy laaj dañ si teg si suñu baaraam document yaa ngi fi mën nañ ko vérifier que c'est des choses yoo xam ne c'est avéré que Mbëbës comment dirais la décharge sur l'impact sanitaire def na ay ñaawteef yu bëree bëri lor na askanu Malika donc loolu noonu ñu koy dund pendant 50 ans te encore beneen effet boo xamante ni mooy effet bi nga xamante ni xam nga fan yi passé yéen a ngi dégg ñuy wax ay maladies mystérieuses mais Mbëbës dafa sournois la contamination de la décharge dafa sournois c'est-à-dire que dafa nekk loo xamante ni mënoo ko gis à l'œil nii dafa am loo feebar yoo xamante ni bi muy ñëw maanaam buy feeñ si yow fekk na feebar bi ba mu ñu la dalee yàgg na pendant 50 ans dominé la bu feeñee rek nekk na feebar boo xamante ni aujourd'hui feebar la boo xamante da lay yóbbu xam nañu ni lépp loo xamante muy xeetu tooke mi ngi si décharge bi moo xam méthane la moo xam plomb la moo xam comment dirais-je lépp loo xam ne jàpp nga ni ay xeetu comment dirais-je tooke la rek gis nañ ko si décharge bi. est-ce que aussi nekkul faute bi aussi nekkul ci population bi d'autant plus que ñëpp xam nañ ne Mbëbës yàgg na fi 50 ans mu ngi fi. 50 ans boobu yaakaar naa ne fii yëpp àll la woon.
est-ce que nekkul population bi ñoom ñoo dem ba dëkk ci Mbëbës impacté Mbëbës ñu bëgg bën bu ci ko waaw loolu dañ koy faral di dégg toujours am na ñuy wax naan Mbëbës population bi ñoo fekki Mbëbës c'est ça mais mënul population fekki Mbëbës 68 la Mbëbës ñëw après gars yi nañ dikkaat si débat boobu que wax Mbëbës na historique bi nu mu fi dëkkee ne si dëkk Mbëbës am na ñoo xamante ni fii ñu fi toog si ñoom ñoo mag Mbëbës bi ñu ñoom na ñu fi fekk donc Mbëbës daf ñu fi fekk mais li nga wax loolu am na solo pertinence bi mooy lu tax ñu toog boobu ba léegi ñuy toog boobu ba léegi dañu amoon ay yaakaar dañu amoon yaakaar dinaa ñëwaat ci yaakaar boobu léegi ñu ñëw tuuti si Baye Djily question bi ma ko pose laa koy posé parce que tey ji xam nga coow li bari na ñu naan nañ fi jëlee Mbëbës te ñëpp xam nañu Mbëbës dafay yàgg parce que man maa ngi fàttali ko Kër Massar gi rek moom fi dëkk c'était en 96 boobu daanaka àll la woon Mbëbës da nga doon taxaw di ko seen waaye tey ji dem nañ ba population bi léegi dañoo dem ba dëkk sës biir Mbëbës léegi tey ji mu wëlbatiku naan nañ fi jëlee Mbëbës ay nekkul population bi ñoo tooñ Mbëbës voilà Seydina Omar sawar naa ci tontu question boobu puisque même ministre bi fi jógee Fofana dégg seetaan naa ko ci débat mu wax loolu mu argumenté noonu mais loolu dama bëggoon c'est-à-dire soo ma doon mën a may temps sax dinaa la tekki loolu ba mu gën a leer que ni loolu c'est faux pourquoi c'est faux mooy Malika bii ñu nekk nii ñu ngi ko sanc en 1904 Mbëbës moo ngi fi ñëw à 1968 64 ans après la fi Mbëbës ñëw man mii di wax ak yow nag damay lay wax ci lu ma xam parce que man ak Mbëbës dañu maase pourquoi parce que Mbëbës 2 ans laa ko màggee dama juddoondoo ak Mbëbës màggandoo ak moom donc wax naa la ne la Malika 1904 lañ ko sanc te Kër Massar moo mag Malika jàpp ma année mais moo mag Malika rek beneen bi ci des mooy ñi ko gën a jigee pour démontrer loolu ministre bi doon wax parce que ay argument la yu ñuy wax gis nga Malika déjà moo Kër Massar ñoo ko séq directement mais yeneen quartier yi nga xam ne ñoo fa nekkaat quartier yu fa état bi teg la parce que boo demee foofu di nga fa fekk fondation droit à la ville état la di nga fa fekk Parcelles Assainies état la di nga fa fekk zone de recasement ba ñu monter leen seen lycée loolu état la ak yeneen quartier yu ndaw yoo xam ni peut-être maire yi moo leen defal ay pour permis d'occuper yu demee noonu donc lépp lu fa nekk état la moo xam directement moo xam indirectement mais état moo fa indi nit ñi mais loolu sax problème la du problème lu tax problème la du problème mooy même bu doon nit ñi ñoo demoon fekki fa décharge bi sax mais ñun dañu organiser dañu nekk réew mu organiser wu am république jël suñu alal ak suñu doole ak suñu xam-xam dénk ko ay nit kon nit ñooñu même ñun buñ naroon def danger sax ñooñu ko war a tere donc argument état boobu ci lay on sait que ni Mbëbës en tout cas lor na askanu Malika parce que mënul nekk fi 50 ans mu fi nekk 50 ans te du am ay néfastes yoo xam ay dangers yoo xamante sur le plan médical def na ko beneen bi nga xam ne moo si topp mais loolu li si gën a doy waar mooy population bi fi nekk ñu néew doon lañu ñi nga xam ne tey dañu am ay problème ñu koy gën a gis à Kër Massar ñi nga xam dañu ay problème insuffisance respiratoire muy asthme bi ngay wax noonu mais ñooñu en cas d'urgence fu ñu jëm hôpital Kër Massar la ñuy dem l'hôpital n'est pas bien équipé lu si ëpp dañ leen di référer ay faana yu ma leen mënti wax fii si mën nañ témoigner y a des gens yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan si loolu si ay cause de référence et contre référence wax ni man logique bi nga xamante ni moom laa bëgg état bi jël ko mooy dafa waxam ni Mbëbës bi en tout cas population Malika dañu yelloo si wàllu sanitaire wàllu santé dañu leen war a jox dañ leen si war a cëral maanaam lépp loo xam dafa jëm si infrastructure sanitaire bu adéquat équipé tout ça war na mën a am si gox bi te loolu c'est en réponse ak li ñu yàqal cela ne veut rien dire que Mbëbës duñ ko tëj Mbëbës dañ ko war a tëj kooku c'est clair dañ ko war a tëj mais tëj bi est-ce que tëj bi mooy solution non état bi ñëw ne teg na si yéen benn solution wala doon posé la coordonnateur centre d'enfouissement technique bi solution la non Seydina Omar xam nga parce que benn dina saafara problème bi ngeen wax loolu problème impact environnemental bi muy jur waaw dana mën a créer dina mën aussi saafara problème aspect sanitaire boobu nga xam ne dina ko en même temps aussi dina permettre ndaw yi nga xam ñoo nekkee biir Malika ak li ko wër dem di fa liggéey di fa daan seen doole mais est-ce que dañoo war a xaar ba centre boobu ñëw ñu soog a régler problème bi dama ni la dañoo dund moom 50 ans bu mu fàtte loolu y a l'histoire mais 50 ans les gens ont vécu ça nit ñi feebar lañu mais ces gens là lan lañu war a def ak ñoom lan lañu war a régler problème ñooñu lan lañu war a def ak ñoom donc moi je pense que ni même suñ ko doon tëj di dem duñ ko tëj waruñu ko tëj dem Mbëbës doit être audité ça c'est doit être audité oui ça c'est le code de l'environnement qui le dit la décharge doit être audité def audit environnemental pour voir parce que yaa ngi may poser question yi par rapport yàqu-yàqu yi man mën naa toog si plateau bi wax si ba suba keneen wax si ba suba mais war nañu mën a am gëstu bu leer
audit boobu moo ñu ko mën a wan ñu Mbëbës lan la yàq-yàq bi toll fan la àgg si wàllu foncier si wàllu environnement si wàllu santé loolu war na am parce que étude yi ma lay wax nii benn étude boo xamante ni population Malika peut-être ñoo ko commandité ça c'est des chercheurs c'est des projets c'est des partenaires qui viennent des fois faire des études dem ak ñoom amuñu benn base de référence boo xam ne tey kii la loolu laay wax ni la ñun on doit même auditer demander à l'État que ñu auditer la décharge même su fekkee dañ koy tëj ñu auditer ko pour que vraiment yàqu-yàq yi nga xamante ne yo def na ko sur le plan sanitaire ñu mën ko dédommager les populations. tout ça Baye Djily lan mooy suñu position seen municipalité yi parce que gis nañu Mbëbës daanaka dafa bëri ay localités yu ko seq parce que coordonnateur wax na ko sànq commune Malika daanaka da cee bokk commune Kër Massar da cee bokk commune Yeumbeul da cee bokk ak ainsi de suite ban apport la seen municipalité yi am par rapport à ça par rapport ak xeex bi ngeen xeex waaw kay Seydina Omar loolu dinaa ci ñëw mais bëggoon naa nga may ma compléter tuuti dafa am question bu am solo boo ubbi te dafa jar ñu reeral ko c'est-à-dire mooy Mbëbës lan la wàññi nit ñi ci wàllu santé ak leneen question boobu laa wax ni daanaka du débat bu ñu war a teg xam nga lu tax mooy ñun ñenn la ñu am ñun jàkkaar lool di xeex ak ñoom ci Mbëbës bii pour mu tëj mooy état boobu weddiwul li ñuy wax état boobu d'accord na ni Mbëbës moom mu ngi feebar mu ngi gaañ mu ngi yàq loolu d'accord na ko kon donc loolu du débat xam nga lan mooy débat bi mooy projet boobu ngay wax ministre bi ñëw fii ànd ak état bi ni dañ ko fii def te waxuñu dëgg pourquoi waxuñu dëgg mooy déjà Fofana bi mu ñëwee fii dafa ñëw indil ñu ay démonstration film ay décharge ba nekk Brésil ba nekk fële nii ak nii lañ ko def alors nee na léegi ñoom dañu bëgg a ñëw miire décharge bi indi ay poste police indi nangam mais dinañ ko jéem a defar fii ak 6 ans décharge bi soog a tëj ñun ay olof lañu ay nit lañu régime bii fi nekk su amul 3e mandat 6 ans du ko fi fekk donc ñun dañu bëgg a jouer suñu xel ba 6 ans ñoom ñu dem bàyyi ñoom. état continuité voilà continuité boobu nag fi laay ñëw ak yow xam nga lan moo tax. dafa am benn sëñ Moustapha Sy Moussa Sidine daf ni. sa kilifa bu la nee daaw baax nga. mu xaar ba ren ni la baaxoo. laaj ko ban moo ciy dëgg. dañuy laaj état ban moo ciy dëgg parce que état continuité effectivement. régime dina changer ay ministre di changer mais technicien ya. ak ingénieur ya defe naa ñu ngi fa. régime moo fi nekkoon def étude bii nga ñuy laaj nii ba ni Mbëbës mënatu la nekk fii ci wàllu santé ci wàllu sécurité ci wàllu napp bu mu yàq ay étude wane na ni 25 kilomètres yi wër décharge bi napp bépp baax na képp ku fi laal ndox boobu baaxul donc ñun ñu ngi wax nii mais Dakar ak Rufisque ak ñëpp ñun ñuy seetaan naan gars yi ñu ngi xeex mais ñun ñoom ñëpp ñoo war a ànd ak ñun ci xeex bi donc régime boobu moo fi nekkoon def étude bi ba ni Mbëbës allah kulli alin fii waratu fi nekk daf fii jóg ba commencé woon ci poser ay actes yéen xam ngeen ko ak li gàllankoor projet boobu donc bu régime bii ñëwaatee naan ñu Mbëbës mën na koo nekk fii waxul dëgg du dëgg duñ ko nangu ñun suñu position benn la mooy Mbëbës na tëj te dafa war a tëj. par rapport ak question bi ma la posé. waaw parce que. par rapport ak question bi nga ma posé apport suñu kilifa yi quoi. waaw kay apport suñu kilifa yi bon ñun ñëpp nag Sénégal lañ dëkk Seydina Omar yaa ñu gën a xam. suñu maire yi aussi. koo ci toogal wéet ak moom. mu xamal la ne la suñ ñama woon jox ma sa alal jëpp pour décharge bi tëj sax ma joxe ko. mais nag suñu génnee caméra yi wane leen nag. du ñu wax loolu. parce que ku ne xam na suñu état yi ni mu demee. heure bu fi benn maire osé wax yenn wax yu arrangé wul état yi. ñu rëkk sa ndigg. bu dee ku mel ni Baye Djily nag peut-être état lu mu ko mënal mooy jàpp ko tëj ci amuñu problème boobu. pourquoi parce que li tax ñuy xeex nii man personnellement. c'est pas parce que damay xeex que dinaa am ndam wala déet non lu tax may xeex mooy. samay njaboot ak samay sët yi nga xam ni Mbëbës bii lim ma gaañ nar na leen ko gaañ. suñu ñëwee fekk Mbëbës jógu ji fi. dinañ xam ne ay la yéwén suñu maam moom defoon na ci lu mu mën. mais en tout cas état lu mu la wax. ci ay Mbëbës da koy defaraat. c'est pas vrai day dox ci xelu nit ñi parce que xam na ni mënu la ne. te suñu soo ma laajee lu tax mënu la ne. dinaa la ko wax. daañu si dellu si waat Ndiogou Malick yéen a ngi demandé à ce que ñu tëj Mbëbës. mais bu ñu demee ba aussi dañ jàpp ne ay doomu Malika ñoom ñoo fay liggéey. ay doomu Kër Massar ñoom ñoo fay liggéey ak ñoom seen. dégg na sax ministre bi wax ne Mbëbës chaque jour dina def chiffre d'affaires bu toll ci 17 millions de francs CFA. kon tey jii boo leen demandé à ce que vraiment ñu tëj Mbëbës. est-ce que yéen a ngi imaginer ñaata père de famille ñoo jaar foofu ñàkk seen liggéey. waaw d'abord damay ñëw indi leeral foofu mooy que ni li nga wax ni d'abord li ñu doon wax ci fermeture Mbëbës xam nga kooku Baye Djily wax na ko état dafa def étude boppam te étude boobu sax bi ko jiitu mooy étude bi Siré wax sànq docteur Siré li mu wax sànq mooy étude ISET boobu muy IAG dañu def jàngat ñu dajale ay borom xam-xam ya nga xamante ni fu ne lañ jóge ci àdduna bi ci wàll yu bokkul ñu gëstu ci wàllu nit ñi ci wàllu bàyyi ma yi nga xamante ni ñoo fi nekk
ci wàllu mbay mi ci wàllu environnement bi ba ñu defee conclusion dañ ni lii moom nu mu gën a gaawe na tëj parce que bu continuer dina jural ñi fiy dëkkee ay lor te lor yooyu nag du yam ci ñun dong man bëgg naa ci leeral tuuti après ñëw ci kii bi parce que tey jii xëy na ñun ñu ngi xeex ñun ñoo gën a jege sonn nañ ndax ñooy nooy mbalit bi buñ ko taalee ñoo koy nooy mais yàqu-yàqu yooyu dafa jéggi Malika ci benn wàll rek laa indi mooy wàllu joojalee wàllu mbay tey jii ku nekk xam na ni fii zone agricole la man semaine passée rek dugg naa ci biir Dessade bi ci biir quartier yi nekk foofu dama ñëw fekk boor boobu ñi ci ëpp amuñu ndoxu robinet ñay bay foofu boo fa demee heure bii ñu nekk nii da nga leen fekk seen léegi bi ñu ngi koy raxas ci teen bi ci buntu teen bi la ñuy jël di tànk dox di raxas ci à moins de 100 mètres de la décharge ba nga xam te ni nee nañ à 25 kilomètres c'est pollué donc boo ñëwee ba ñëw à moins de 100 mètres nga tànk fa ndox di ko raxas légumes yi nga xamante ni bu ñu paree dañ koy yóbbuwaat ci marché bi di ko fa jaay defe naa ni kooku yàqu-yàqu bi yamul ci ñun ñëpp ñoo ciy dekk wàllu élevage aussi dañ fi yar zone avicole la dañ fi yar ay ginaar di fi produire ay nen mais études yooyu ñu doon wax sànq dafa dem ba wane ni même nen yi nga xamante ni ñoom la ñuy produire ci biir nen ya dañ ci fekk ay doomu jàngoro nen yi kan moo koy lekk ku dul lekk nen fii ci dëkk bi kon boog bu ñu jàppee ni ñun ñoo dëkk fii di kaas parce que dañuy sonn mais yàqu-yàqu yi moom dafa jéggi na suñu zone. ñu ñëw si question bi est-ce que yéen a ngi bàyyi xel aussi doomu Malika yi fay liggéeyee. doomu Kër Massar yi fay liggéeyee parce que bu dégg naa le ministre Abdou Karim Fofana waxoon ay jamono Mbëbës dana def ab chiffre d'affaires journalier. bu toll ci 17 millions de francs CFA. waaw xam nga wax bu ñu waxee nañ tëj Mbëbës bu ñu nee doomu Malika ak Kër Massar ñoo fay liggéey donc ay études waaye na ko documents yi nga xam état du Sénégal produire na ko boo xoolee ñi fay liggéey fu ne la ñuy jóge Sénégal xëy na ñii dañuy dëkk Malika mais am nañu dëkk Malika am nañu dëkk Kër Massar mais du ñoom rek ñoo fa nekk ñii dañuy jóge Thiaroye ñu jóge ci commune bi ñu jóge sax ba ci àll ba di ñëw liggéey si fii donc ñooñu ñëpp ay sénégalais lañ donc ñoo fay liggéey mais man dama jàpp ni ñoom seen bopp ñoom ñoo ñu fa njëkk loolu parce que ñu li ñuy jàmbat ñi ñoom ña ngi ca biir am na ñoo xamante ni fa lañ dëkk problème bu ñu fi jàmbat rek ñoom ñu ngi koy dund wala ñu ngi dund lu ko raw mais dañu ñàkk pexe moo tax ñu liggéey boobu mais ñoom bu dee état nee na day produire 17 millions xaw ma par jour mais 17 millions yi lan la 17 millions yooyu ndax dinañ jël mbalitu Sénégal ñu tuur ko ci biir mbalit moom ñu génn ci 17 millions valeur de 17 millions par jour di ko dugalaat ci askan bi loolu man pour man état warul taxaw sax di ko wax parce que loolu danger la donc ça veut dire des produits yi nga xamante ne yu jàpp nañ fi bu yàggul ci mois de mars bi ay tonnes produits périmés alimentaires yoo nga xamante ci biir décharge lañ ko jëlee te dañ koy delloo ci nit ñi ñu koy consommer donc bu ñu nee 17 millions moo tax ñuy continuer di exploiter Mbëbës man pour man loolu problème de santé pour man c'est primordial mu ëpp solo parce que tey jii gis nañ corona ni mu mel ci dëkk bi ba mu taxawee dañu arrêté activité yëpp parce que santé moo posé wu donc lii problème de santé publique la posé wu jërëjëf kon mbokk yi loolu introduction kese la woon introduction kese la woon ndem dañu ne jàkkaarloo askan wi kon foofu ala kulli leen ñu jox kàddu gi askan wi ñoom it ñu am ci ay maanaam ay intervention yu ñu ci def su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi askan wi ñoo mooy yóbbante maa ngi tudd Khady Mbengue dëkk fii ci Malika nekk éducatrice au préscolaire di kontaan bu baax la ci ñëw bi ngeen ñëw fii ci Malika émission jàkkaarloo ak askan bi donc dafa am sànq loo posé coordinateur ma bëgg cee répondre tuuti muy li nga wax ne ministre dafa wax ne fii nii Mbëbës chaque jour 17 millions moo fiy génn par jour waaw mais dama la bëgg a waxal ni la xamal ni la benn bakkan ay milliards mënu ko jënd te fii li fiy dee ci ay nit kenn mënu ko compter ci biir mbalit mi chaque jour ñu ay nit ñi di fa dee ci lakk ci oto yi accident yi ñuy def ampagaay chaque jour bu ñu la waxee li fi am ci ay accident ak li fi dee ci ay nit kenn mënu ko compter kon moom su dee ay 17 millions mooy génn fii par jour benn bakkan milliard mënu koo jënd ñun waa askanu Malika ak Kër Massar Tivaouane Peulh ak Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud ñu ñoo doyal ci Malika parce que la ñun ay yaay lañu de dañu fi nekk suñu ay doom war a jàngi am droit de l'enfant amuñu ko parce que fii amatul benn xale bu jàng egg CM2 amu fi de xale bu jàng bu nekk boo yemee 5e pare nga primaire fa ngay yem à cause lan Mbëbës gi fa la ñuy dem jël feeraay lakk ko dem jaay pour am weccit bi te xale xam ne bu tàmmee xaalis pour mu dem jàngi problème la ñun yaay yi dañu war tikki suñu ay doom ndax tey ji kenn ku nekk li ngay yaakaar mooy sa doom gën la mais au contraire dañu naan ñu suñu doom mënuñu ñoo gën fii parce que fi mu nekk la tey fii ñu fi nekk ñu bëri ba dañuy jaay seen ay kër dëkk ji feneen ndax la ñàkk mën a yor seen ay doom fii ci Mbëbës gi ni mu mel kon ñun dañuy ñaan état mu dimbali ñu laay wasa te yoon ñu Mbëbës ndax moo ñu gënal Sira Ndiaye dafa wax léegi muy docteur li mu wax am na lu mu bàyyi ci biir fii li ñu fiy for ci ay liir ñu fi sànni ampagaay ci mbalit ñi chaque jour bu ñu xëyee dañu fi ramasse ay liir ñu fi sànni ampagaay te doo xam kan la loolu moo ci gën a ndaw yamba bi ci biir Mbëbës gi la
ay yamba saaku yamba mu ngi ci biir Mbëbës gi ñu ko fiy jaay di ko fi jënd di ko fi tox tey ji askanu Malika xale yëpp tey ji ay tokkatu yamba lañu lu ko waral Mbëbës gi moo ko waral da nga wax sànq ne ñi fay liggéey ñu bëri fi lañ dëkk déedéet boo xoolee xaaj bi yëpp dëkkuñu fii nii ñenn ñaa ngi dëkk Géejawaay ñenn ñi jàmm gën ñenn ñi feneen ak feneen tey jii mbay mi tey ku sañoon tey doo fi liggéey ndax ku ne xam nga mbay baaxul loo xamante ne yow xam nga ne ñun ñi nga xam ne ñun liggéey ñu fa rek bu ñu taxaw yi xëy ñuy bëgg a dee kon marché yi mi ko tiim di lakk wala mi ko tiim di fa liggéey kon tey ñoom bu ñu amoon leneen jël mais dañoo amul leneen ndax dëkk bi moo metti dëgg la gaa mais li ñuy ñaan mooy ñu tëjal ñu Mbëbës dafa doy loolu lañu bëgg ñun moom ku ci nekk xam nga ne ay cosaan lañ fi yaakaar naa ni Mbëbës moo yàq xërum xër ba suñu mag yi mënatuñu fa bay Mbëbës moo yàq Mbëbës yi ba kenn mënatu fa bay Mbëbës moom moo yàq aussi xiis ga ba kenn mënatu fa bay kon loolu mu nekk loo nga xamante ne ñun ñoo ngi koy dund bu baax a baax mais Seyna Omar bul fàtte ni Ablaye Wade moom defoon na ay jéego yu rëy rëy parce que moom déplacé na woo ñëw Malika ba gis li fi nekkoon ba boo fàttalikoo bi Djibo Leyti Ka nekkee ministre bu yor environnement dañoo waxoon ne dañ fi def muraille verte yaakaar naa ne am na këyit bu xaatimoon ne Mbëbës bi tëj na ba pare tey président Macky Sall dafa war a xam ne tey waa Malika bu ñu taxawoon fii police wala gendarmerie amuñu droit sax di leen tirer wala di leen gaaj parce que moom bu ko defee moom Macky mooy am problème ak régime am parce que xaatim bi nga xamante ne moo xaatim woon ne Mbëbës bi waratu fi nekk kayit gaa ngi fi kon loolu déjà leer na ba pare mais dañuy ñaan Macky Sall moom mi nga xamante ne moo jiite réew mi li nga xamante ne moo te Senghor te Abdou Diouf te Ablaye Wade te moom ci boppam mu nekk ci nouvelle génération bii na wàcc ci si Mbëbës bii moom ñun Macky Sall dañoo bëgg moom ni Ablaye Wade defoon wàcc ci si Mbëbës bi moom mu ñëw wàcc ci si Mbëbës bi gis li nga xamante ne Mbëbës bi loolu lay def fi may jeexale nag yow yaa ko laal xam nga Afrique li ko yàq surtout Sénégal mooy man kat maire la wala conseil municipal la wala man daal ci état bi laa nekk bu ma xeexalee réew mi wala bu ma xeexalee dëkk bi damay ñàkk sama poste yow nag bu la sa poste gënalee sa population wala sa poste gënale sa population man yaakaar naa ne yow est-ce que sax nit nga kon nañu bu ñu fàtte xeex bi yéen avocat yi may dégg te dëkk Malika Kër Massar Tivaouane yéen juriste yi yéen directeur société yi wala yéen ñi nga xamante ne ay ministre ngeen sax dëkkoon Malika te nekkatu leen ci ak yeneen mouvement yi nga xamante ne ñooy xeex pour nit ki mën a dund ci jàmm ak salaam ak wér-gi-yaram da ngeen war a ñëw nekk ci combat bi parce que Seyna Omar bu fekkee dañ ne la yow pataas yeeg légumes yëpp Malika lay jógee te yooyu yëpp feebar da caa nekk yaakaar naa bi koy jógu di wax sax yow da nga xaw a tiit parce que yow léegi wóor na la ne omelette ak nen bu ñu baaxal ak ginaar yëpp loo ci lekk rek dafa mel ne jot nga feebar kon nag maa ngi ñaan ñëpp nañu ñëw bokk ci xeex bi ñu xam ne lii xeexu Sénégal yëpp la macha allah. ñun ñëpp je pense que gis nañ ci presse bi déggoon nañ ci presse bi ci ay jamono ki nga xamee ni que mooy ministre Abdou Karim Fofana wax ju rëy donc di wax ni population Malika wala population environnante yi donc ñoom ñoo fekk ji li nga xam ni que moom mooy décharge Mbëbës loolu nag liñ ci mën a tontu rek tontu bu gàtt la mooy que ni dañ jàpp ni argument bu léger la pour mën a défendre li nga xam ni que mooy présence wu Mbëbës fii si diwaanu Malika. donc loolu dañ koy jàppee benn argument bu nga xamante ni amul solo argument bu léger la c'est pas un argument puissant te tey dafa am étude yoo xamante ni sur le plan sécurité dafa wane ni. Malika tey bokk na si diwaan yi nga xam ne si gox yi nga xamante ni ñoo gën a ñàkk sécurité ci Sénégal te tey li ko waral lépp décharge Mbëbës bi daf ci jouer benn rôle bu important parce que tey ku ne xam na ni tey à 18h wala 19h 20h ci côté boobu yëpp alentour boobu nit du fa ñemee traversé oto yi sax léeg-léeg dañuy góorgóorlu pour traverser ba bu demee ba oto yi nga xam ne dañ fay jaar dañ leen di taxawloo di wàcce nit ñi wala di leen fekk si biir oto bi di leen agressé dama ne loolu lu jéggi dayo la donc loolu état war na ci bàyyi xel bu baax et je pense que état bàyyi na ci xel donc dama dégg doyen yi dañu wax lu am solo donc xeex bi actuellement du xeexu Mbëbës dafa doy gis nga même maire yi nga xam ne ni que dañu seq commune yi ko seq dañ ci war a dugal en tout cas de toute façon ñu ngi saluer initiative bi bu baax a baax di wax ni di woo population Malika na si ñëpp dugal seen loxo mën a appuyer affaire bi pour mu mën a dem ci kanam merci beaucoup. damay indexé tout droit sama baaram ci gouverneur ne ko comme que yow yaa nekkal Macky Sall ci Dakar
yaakaar naa nit ñi wax ñu la réalité ma wàccaat ci préfet bi ne ko préfet sa ndaw yi ngay yónni wax ñu la dëgg bi ma wàccaat ci sous préfet des Niayes parce que il faut aller droit au but tey su ngeen xoolee tey zone sportive la muy Malika Yëmbal Kër Massar est-ce que am nañ ay joueurs international amuñu ko feebar bee tax ku ci dem test da ngay ñëwaat soit dañ lay wax cardiaque wala ñu ne la asthme athlète international amuñu ko national sax amuñu ko lan moo ko waral tey mbalit bi la mbalit bi 17h30 17h lañ ma fi agressé dóor ma 7 coups de machette 17h heure julli ci même jour boobu noonu ay paa yu xëy ay booy koj leen benn paa bi dafa tiit ba fàtte ni yor na pistolet parce que affaire bee gaaw te ci mbalit bi la ñuy jugee bandi yi nga xamante ne dañ leen wax non grata ngeen à Dakar dañuy jugee Dakar ñëw làqatu ci mbalit bi ay cité ñoo fi nekk am na cité boo xam ne cité Bawol la tudd ñi xam Mbëbës xam nañ li may wax boo fa solee tenue dugg fa gars yi dañ lay rendi donc tey monsieur le président de la république en tant que Malikois en tant que Kër Massar waa et Yëmbal waa lu ñu lay wax mooy ñun ñi ngi dee ces populations ñi ngi dee li ñu bëgg nag mooy nga jël mesure d'urgence bu gaaw mooy lan Mbëbës lañ bëgg mu tëj Sénégal yaatu na booy voyage yi génn Dakar di dem Tamba wala di dem Thiès wala di dem Nioro ñaata àll ngay romb àll yoo xamante ne kenn dëkku fa amul picc amul ginaar garab sax amu fa nañ jël Mbëbës bii yóbbu ko foofu ay dag ñuy tabaxal ay hôpital ak ñu dee nañ ba pare dañuy dox nii di wax rek soxlawuñu ko ay police pour lan jaaykatu yambaay xanaa ñu dem jàppi leen parce que foofu lañ def seen fief donc tey soo xoolee bu baax maanaam population yi ma wax 3 communes yi nii ay mort ambulant lañ ay cadavre ambulant lañ donc boo sauvé situation bi dinañu gënal lool boo ko sauvé wul tamit ñu ngi lay xaar daal pour nga jàppale ñu. dama bëggoon surtout wax ci impact bi muy def ci population bi man dama gis ne xëy na experts yi sax wax nañ ci léegi docteur Siré Ndiaye nee na am na maladie yu muy def ci population bi yoo xam ne mënoo ci teg bët à l'œil nu mais dafa am loo xamante ni ñu jàkkaarloog moom chaque jour mooy que ne saxaaru Mbëbës ci biir néeg yi lay fanaan loolu ñëpp xam nañ ko autorités yi nañu fexe ñëw fanaan Malika Kër Massar Yëmbal au moins benn nuit ñu gis ne saxaar bi ak nit ñi ñooy bokk néeg yi di fanaan te loolu moo tax suñu doom yëpp dañoo asthme tey jii soo jëloon du ma joxe chiffre mais ñun xam nañ ne majeure partie suñu doom yi dañoo asthmatique te loolu saxaar bi moo ko def saxaar bi nag ñun xam nañ lan moo koy andi nee nañ mbalit bi mooy taal boppam dëgg la mbalit bi day taal boppam mais li ëpp doole ci saxaar bi mooy pneu yi ñuy taal parce que dañoo soxla feeraay bu ngoon jotee dañuy jël pneu yi yàqu Dakar yëpp ak li ko wër dugal ko Mbëbës taal ko ku gis fumier bi di nga xam ne lii du mbalit bu taal boppam. bi ñu rencontré monsieur le ministre bi yore environnement bi dafa nañu kenn doot fa taal pneu dafa nañu d'ici peu Sénégal pneu occasion du fi dugati mais loolu amul pneu yi tey la ñu gën a dugg Mbëbës tey la ñu gën a taal pneu tey jii nii soo ñu nee dinañ tëj Mbëbës te ñun comprendre nañ pourquoi ñuy taal mbalit bi ñu koy taal di taal pneu comprendre nañ ko parce que soo amee superficie 114 hectares mënatoo ko yokk parce que population bi dëkk nañ mënatul yokku ngay sotti mbalit muy jóg jëm ci kaw jëm montagne nécessairement il faut nga taal ko pour muy wàcc pour nga mën a tuuraat donc tant que Mbëbës mu ngi fiy nekk dinañ taal loolu moo tax ñun ñu ne il faut que Mbëbës jóge fi parce que xam nañ ne su fi jógewul saxaar si du fi jóg. si wàllum santé aussi dañ si yëngatu maanaam chaque semaine dinañ joxe ay rapport yoo xamante ni si poste de santé bi lay dem di dem si district bi di yëg ba Kër Massar donc je parle sous la supervision de donc Siré Ndiaye n'est-ce pas mais chaque semaine cas yi ni am yi ni gën a grave fii nii kese si gannaaw fii nii nga xamante ni dosage bi des na fi. cas yu gën a graaw li ñu fi am ay jaare ay feebar yoo xamante ne ay feebar der la chaque année donc chaque semaine fii zone fii nii du bëri problème mais fii li jege décharge bi chaque semaine au moins di nga am 10 cas yoo xamante ne dina fi jóge te loolu nag je pense que donc pour l'État je pense que lu dul sorte jinne def nañ ko fii mais li manqué rek mooy application ak aussi volonté politique ne état bi ngir yàlla am volonté politique li fi suñu ñaxtu donc nañ ko tëj une bonne fois pour toutes. man nag ci wàllu xale yi laay gën a wax élèves yi ndax feebaru kii bi asthme bi ñuy wax ni li ci ëpp élèves yi dañ koy ressentir xale yi dinañuy jàng mais seen jàng du sori parce que boo dee asthmatique boo amee boo piqué crise boo duggee classe dootoo mën a man mii sax asthmatique laa boo piqué crise da ngay dootoo nekk à l'aise dootoo mun def dara. ngeen imagine nag xale yi yoo xam ne dañoo war a jàng ñoo war a yor réew mi ëllëg nan la ñuy def pour mën a évoluer waaw ci lycée yi ak ci primaire yi yëpp ñëpp constaté nañu mais état bi moom moo deful liggéeyam waaw
ndax contrôle état dafa war a contrôler élèves yi di leen xool di xool xale yi bu baax a baax bàjjenu gox yi aussi war nañ def seen rôle bàjjenu gox waru fee nekk rek pour nekkal fi boppam dañoo war a dugg di xool problème yi am ñu koy yóbbul état bi ñuy xam lan la xale yi di dund mbëbës nag dafa war a tëj ndax communes yi cité yëpp dafa def loo xam ne xam naa fi ak 50 ans 100 ans lañ koy sentir lañ koy yëg ndax ñun bokkuñu ak tubaab yi ñoom mun nañoo gàttandu feebar mais ñun dañuy bàyyi ba nit ki dee ñu soog a wax leneen waaw ñu ngi jégalu si kàddu yi nag. askan wi ñoo ma yóbbante. jërëjëf kon mbokk yi loolu moo nekkoon intervention yi nga xam ni moom lañ doon jël ci public bi maanaam ci askan wi léegi li ñuy def mooy dellu soit ci plateau bi ak suñu invité yi nga xam ne ñoo fi nekk Baye Djily Diouf gars yi dañuy faral di wax naan coronavirus ba fu mu toll nii gars yi ñu ngi mobilisé wu pour jéem a xeex ak feebar bi waaye dafa mel ni que yéen seen yitte du ay coronavirus waaye seen problème mooy corona mbëbës parce que dafa mel ni bu ma dégg intervention yi daanaka daal mbëbës moom li muy rey ci ay nit coronavirus reyul xaaj bi fii ci dëkk bi. mais Seydina Omar loolu lu wóor la xam nga ñun dama la wax ne la man dama juddoondoo ak mbëbës li muy rey. pourquoi ñun taluñu corona parce que mbëbës lim ñuy teg. corona tegu ko sax tubaab yi Seydina Omar waxuma la ay waxu yuuxu nii rek di waxu xadar mais balaa may ñëw foofu dafa am question boo posé ma bëggoon ci leeral boo mayee 15 secondes rek pour ma gën a leeral li ñu doon wax que ministre bi fi doon wax ay mbëbës day génne 17 millions par jour c'est-à-dire balaa may wax loolu dinaa wax ni nee na 1800 personnes ñoo fay xëy loolu waxul dëgg du dëgg parce que ñun fii la ñu juddoo xam nañ ñu fay xëy boobu benn la beneen bi ci des mooy 17 millions yooyu xam ngeen mooy lan mooy ay matelas yoo xam ne dañ leen di changer ci ay hôpital wala feneen xamuñu ki ci tëddoon ban façon jàngoro la am yooyu la ñuy indi mbalit ñu jël ko dugalaat ko ci ay saret dem jaayiwaat ko ci dëkk bi ñu dagg ko ay ngeganaay nit ñi di ko tëdd di noyyi loolu ci 17 millions yi la ma wax la ko lu leer 17 millions yi ay bouillon yoo xam ne dañu varié ñu indi leen dugal leen fi wallaay lazim ñu jëlaat ko defaat ko ci ay mbuus dugalaat ko ci biir ñu koy mayonnaise ak di def ay seen omelette ñëpp di ci lekk loolu ci 17 millions yi la ay jën yoo xam ne usine bi lay jógee jën yu nëb li ma lay wax ni soo demee reportage foofu di nga ko gis ñu lakk leen def ko ay géej dugalaat ko ci dëkk bi ñu koy lekk loolu ci 17 millions yi la waaw léegi loolu même bu nekkoon 1 milliard sax c'est-à-dire benn bakkanu nit bu dee mais ñun jaraluñu loolu beneen bi ci des mooy dafa am lu ma la wax ne la mënu la ne ma bëggoon la ko leeral xam nga gars yi li ñu expliqué fii yëpp ay scientifique la ñu mbëbës lii lay def lee lay def ministre bi mu ñëwee ak gouvernement am li ñu wax mooy dinañ fexe ba loolu deñ mais dama la bëgg wax ne la mënu la ne waxuñu dëgg xam nga lu tax mooy décharge moderne bi mu ñuy wax ñun tukkiwuñu mais nag Sénégal adduna léegi dafa lëkkaloo mondialisation lañ nekk xam mën nañu nekk fii xam la nekk Brésil ak feneen décharge bu moderne dañ koy préparer ñun encore une fois ñu ngi ñuy diaboliser mais ñun waxuñu mbëbës na génn Dakar na dem fenn waxuñu loolu nañ defar décharge bu bees bu méngoog jamono te loolu mënuñu ko def fii ak tëjuñu mbëbës parce que fu ñuy dugal 3000 et quelques tonnes d'ordures par jour bu la ministre bi ne mën nañ faa tabax ay infrastructure waxul dëgg loolu mënul ne da ngay tëj foofu ba pare tabax décharge bu moderne ba ñu commencé fa tour nit ñi mën a dëkk ak décharge boobu parce que lay doon décharge bu moderne peut-être dañu amagul fu ñu koy tur moo tax waaw léegi nag dañ ko war a ut nag parce que xamal doo dañ ko war a ut mën nañ ko gis nga Seydina Omar maa ngi lay wax loo xam ne nag ab scientifique du ko dindi état Sénégal am nañ ay grands projets am nañu TER am nañu BRT am nañu yeneen ak yeneen wallaay lazim mbëbës moo gën a nekk priorité loolu benn scientifique du ma dindi parce que kenn ci ñoom du ñëw nañu TER bu fi amul woon nit ñi dañuy dee wala BRT bu amul woon nit ñi dañuy dee TER ñu ngi wax ay 1000 milliards BRT ñu ngi wax plus de 400 milliards état bi soxlawul 100 milliards pour defar décharge bu bees donc volonté politique moo amul nag fi jëlee mbëbës na defar décharge bu bees moo xam da koy def fii Diamniadio moo koy defar da koy def ci biir forêt moo xam fu mu koy def mais na defar décharge bu bees décharge boobu commencé fonctionnel moom mu mën a nag day tëj mbëbës jéem ñu xoolal yan projet la fiy def mais fii ak loolu amul 3000 et quelques tonnes di tuuru mu naan day tabax loolu waxul dëgg daf ñu bëgg nax loolu nag la ñu nangul en tout cas ñu ngi leen di wax nag ne état bi na xam ni Malika jóg na taxaw Kër Massar jóg taxaw Tivaouane Peulh jóg taxaw projet yi ñuy indil gëmuñu ko te dinañ kon ne xeex nag luñ ci jëli ñu xam. xeex mu déggatuñu léegi manifestation amatul léegi de. waaw mel ni que léegi da ngeen a sedd. waaw pourquoi manifestation amul loolu. ba leen gars yi jàppale tëj leen xam nga. non xaw leen kiital ba tey da ngeen dellu. non xam nga lu tax. c'est-à-dire li nga junj léegi la contexte bi la. parce que bi ñu jógee ci manifestation boobu loolu nee naa la janvier la. mars rek la ñu am premier cas au Conoran
donc ñun aussi ay citoyens lañu. ay républicains lañu. nekk nañ ñoo xamante ni bëgg nañ suñu askan mbas mënul dugg xamuñu nu mu demee ñëpp jaaxle sëriñ seeg ñëpp jaaxle. ñu nekk fi di def ay marche ki def manifestation. mais en tout cas nañu xam ni. Mbëbës fii ak tëjuñu ko. fu ñu yoon bu ñu jaar dinañ leen kar seen kanam. Siré Ndiaye en tant que président commission scientifique yore aussi commission santé est-ce que yéen nekkoo leen di waxtaan pour jéem a xool daal problème bi maanaam impact bi nga xam moo fi am instant bi nii ci wàllu santé. naka ngeen def ba amortir ko le temps que vraiment gars yi di fi jëlee Mbëbës gi. waaw loolu loolu amul benn solution. non li nga wax am na question bi nga posé am na solo par rapport ak liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy sant si collectif bi pour ñu def ko. c'est surtout par rapport ak li nga wax léegi mooy ñun dañu war a xeex mais sur le plan scientifique dañu war a démontrer. état xam na ko gaa d'accord xam na ko mais quand même nous on veut montrer à l'état que décharge bi dafa nekk décharge boo xamante ni dafa lor askan bi te yàqu-yàqu yi ñuy wax. loolu askan loolu. état xam na ko waaw d'accord état xam na ko mais li ñu bëgg mooy en tout cas le mouvement ñun lu ñu bëgg mooy ba war nañu mën a am suñu document yoo xamante ni. parce que xam nga la problème instant bi nii. waaw Mbëbës dafa doon benn jeeg boo xam ne kenn bëggu ko. waaw d'accord mais am parce que dañ ko wax dañ koy yóbbu jas waaye askanu jas taxaw. waaw ne bu fi amee. mais daf combat dafa gën a profond. xam nga des fois ma dégg sama gars yi ñu nag état bi. mais nous on sait que derrière la décharge. derrière les projets de l'État il y a les partenaires il y a les bailleurs. il y a la Banque mondiale. il y a les autres comment dirais-je yoo xamante ni ay institutions la yoo xamante ni ils défendent l'environnement. donc ñun le combat foofu la ñu ko yóbbu. parce que loo taal boo mënul taal. ni ñu koy waxee côté bu ne ngay jaar. donc nous on veut la commission scientifique dama bëgg génne ay documents yoo xamante ni. bu koy tegee si kaw table ñoom bu ñu ko gëmul wala jëfewuñ ko. ñu jaar si ñoo xamante ne institutions yoo xamante ne Sénégal comment le gouvernement ou bien ratifié na ko. pour que ñoom ñu jàppale ñu dimbali ñu. donc ça c'est des voies yoo xamante ne duñ ko bàyyi te dañ si liggéey. donc moi je pense que ni pour atténuer la situation des populations. bon c'est vrai sur le plan sanitaire quand même am nañ infrastructure sanitaire yi fi nekk. am na tànk fi dudd bàjjana ko am nañ acteurs communautaires am nañ ay kii de sensibilisation yu ñuy def. mais pour aider population boobu nga xamante ne tey feebar nañu ñi nga xamante ne population bi nga xamante ne poste de santé yi wala district sanitaire bi mën na leen jël en charge ñu ngi leen di jéem a jël en charge ñi ngi leen di jël en charge. mais pour wax ni rek bi nga tuddee sànq ak contexte corona bi mais le corona bi mu ñëwee. parce que séance bi rek am na benn intervention bu benn intervenant bu wax ne am na sax ay cas jaare. non moom non c'est-à-dire xam nga cas ba may Seydina Omar bi may énuméré gis nga étude boobu bàyyiwul dara et ça je peux donner la bàyyiwul dara daf ko joxe classifié cas par cas. y a eu des cas de jaare. loolu c'est avéré donc dama jëloon. bi ma la jëkk a wax ni la moom en fait moom lañ fi gën a gis dafa gën moo fi gën a bari. mais il y a d'autres maladies dermiques yoo xamante ni si wàllu der la yëpp am na fi. yoo xam ne c'est causé par la décharge. par rapport ak saan yi si xale yi beneen aspect par rapport ak la rage. et nga mun a feebaru garaaw parce que loolu xam nañu ni si xaj lay jógee. mais Mbëbës boo demee ay xaj kese na. xaj kese na dañuy wax aujourd'hui ñu ngi si xeex ay maladies tropicales négligées mais suñ ko dee wax maladie tropicale négligée la rage si la bokk. mais rage bu ñu koy wax sa Sénégal bu ñu koy wax mais bu ñuy xool les facteurs favorisants yi ko mën a joxe c'est la décharge parce que xaj yaa ngi foofu donc pour wala toutes les conditions sont réunies au niveau de la décharge pour jox nit ñi ay feebar. donc corona bi dama si dëkk. c'est important corona bi da nga ko posé. mais corona bi ñun population Malika moom laay la wax rek état bu fekkoon ne ni par exemple gis gëstu yooyu jariñ na ko dara par rapport ak population bi ni ñu sonné si wàllu wér-gu-yaram ñun population Malika waruñu des ginnaaw ci jàpp dimbali état bi par rapport ak ces la kii la mais gisuñu ko gisuñu état bi si dara gisuñu ko. jërëjëf président ma yow ci Diogo Malick est-ce que nekkul aussi yéen seen xeex bi dina mën a aboutir d'autant plus que dafa mel ne que yéen àndoo leen parce que maa ngi fàttali bon récemment rek amoon ngeen benn séminaire boo leen fi defoon finalement ba ngeen ñibbisee da ngeen a tas. parce que ñii dañ ne faire Mbëbës dañ koy tëj. ñu ne ñoom ànduñu à ce que ñu tëj Mbëbës. dañu bëgg ñu moderniser waat Mbëbës. est-ce que seen xeex bi yaakaar ngeen dina mën a aboutir d'autant plus que yéen dafa mel ni que dafa am ñaari kuréel yu nekk seen biir quoi. waaw xam nga dama lay wax Mbëbës dafa doy slogan la. Mbëbës dafa doy lan lay tekki mooy Mbëbës doy nañ ci sëkk képp ka nga xamante ni yaa ngi xeex ci Mbëbës. tey di wax pour ñu indi fi Mbëbës. kon waxuloo Mbëbës dafa doy. Mbëbës dafa doy mooy mbalit dañ cee doyal sëkk ñun loolu la ñu waxoon démb moom la ñu wax tey moom la ñu wax suba. am na nag ñeen ñuy dox di wax leneen. ñun Mbëbës dafa doy la ñu wax ku dégg tur bi. xam nga ni Mbëbës dafa doy la ñu wax maintenant
ñun si suñu wàllu bopp li ñuy def dañ koo gëm de gis nga ñi fi nekk nii kenn ku ci ne sa liggéey nga yor li ñu doxal kuréel gi ñooy làmb seen i poos jël seen temps ak seen alal di ci def kuréel gi ñu ngi organisé woo fii noonu la ñu organisé au niveau international Mbëbës dafa doy am na représentant ci Yëmbal Kër Massar Malika am na représentant à l'extérieur am na ñu nekk Europe am na ñu nekk Amérique xeex bi docteur di wax ñun dañ ko def ñu ngi ciy def li ñu ci war a def mais bu jaree mu romb fii dina ko romb parce que tey jii Nations Unies sax suñ fa bëggoon taxaw tàllal suñu banderole am na ñu fa mën a taxaw defal ñu justement mooy seen constitution bureau bi quoi seen bureau naka ngeen constitué waaw bureau bi xam nga bureau bi nga xamante ni moom la ñu am nii donc bureau la ba nga xamante ni bureau de 18 personnes la donc am na ay comme ni am na président am na ay vice président am na secrétaire général am na ay trésorier ku ci nekk am nga adjoint am na ay commission président commission scientifique baa ngi nii te yeneen président commission yi ñu ngi nii toog am na aussi représentant ci dëkk yu mel ni Yëmbal Nord am nañ fa représentant Yëmbal Sud am nañ fa représentant Malika am nañ fi représentant boo demee Kër Massar aussi am nañ fa représentant ci wàllu diaspora bi même chose am nañu nekk Europe am nañu nekk Amérique noonu la am ngeen fa représentant voilà Siré Ndiaye looy tàggatoo waaw xanaa di remercier comment dire assistance bi di remercier ñi nga xamante ni ñoo ngi seetaan di la remercier yow mi nga xamante ni yaa yoroon émission bi donc di wax ni rek lii dañ ko def pour leeral pour sensibiliser encore askanu Malika parce que émission bi c'est vrai que nit ñi assistance bi bariwul parce que contexte bi moo ko laaj mais tey jii mënoon nañu ko def Malika yëpp génn suñu neexoon Malika yëpp dinañ génn bu fekkoonte ni contexte bi awul donc di wax ni rek vraiment li nga xamante ni ñi ngi koy def du gëm-gëm la boo xamante ni dafa nekk si ñun si loo xamante ni par rapport ak la féminité de la décharge dafa nekk loo xamante ni dañ ko gëm te dañ ko bëgg c'est-à-dire nekkul loo xamante ni ay négociation la wala da ngeen di am li jàpp lii dañu bëgg Mbëbës comme ni ñu ko waxee Mbëbës nañ ko tëj buñ ko tëjee ba pare lépp lu état bi def mu jëm ko def parce que li ko comme ni ko nit ñi waxee rek état lu mu décidé mun na ko def li mu décidé mun na ko def mais jusqu'à présent même ces projets dont on parle projet yooyu yëpp dañ koy dégg ñi ngi xaar mais jusqu'à présent gisuñu dara mais li ñu gënal ba gënal ñu ko mooy Mbëbës encore une fois nañ ko arrêté nañ ko tëj merci Baye Djili waaw Seydina Omar balaa may wax sama kàddu gu mujj na nga may ma parce que defe naa dernier tour bi sax waxuma woon dafa am ñaari mbir yu may leeral benn bi njoogu nga ko posé bi ci des Siré damay leeral ni yaa ngi ne état bi Mbëbës dafa doon jeeg boo xam ni kenn bëgg ko moo tax pour mu yóbbu ko fenn day da koy def problème loolu aussi laa la waxoon ci sama biir wax ma ne la décharge bii moom la kenn soxlawul mais décharge bu méngoog jamono yi am ci réew yu baax yi décharge boobu koo ko indil mu jël parce que décharge boobu du am saxaar buy sonal ay nit agresseur du fa dugg parce que dañ koy équipé dina am récupération comme ñi nekk fii li ñuy def dina am recyclage dina am transformation loolu usine la loolu kooku yóbbul mu jël ko donc des na ci état bi mu tabax décharge moderne même bu ñu doon dox décharge moderne Malika te du Mbëbës bii mën nañ ko soxla mais Mbëbës la kenn soxlawul boobu benn la beneen bi ci des mooy li nga posé Ndiogou man nag nee naa la dama yor commission sage dama nekk magum jëm passé naa nag fu may fene wala fu may neexale kenn te ñi ne ci collectif bi ñi ma ci mag bariwul donc mën naa la ci wax dëgg mooy dañu amoon collectif am benn coordonnateur ak ay membres bureau ñu nekkoon 19 wala 20 personnes alors ci gàttal ma bëggoon naa la nit li suñu rencontre ak Abdou Karim Sall ak Abdou Karim Fofana mais peut-être du fi xaj ci temps bi mais ci gàttal rek ku ci ne ci ñoom dem nañ ci moom mu proposé ñu lam ñuy proposé ñu ñëwaat réunir jàpp fi ñu jàppoon te mooy mënuñu dégg dara ay transformation lu ñu mënti def ñun Mbëbës na tëj parce que dafa war a tëj ndax am nañ argument parce que état ko waxoon beneen bi mujj nag mooy ñoom ñu convoqué le Sali convoqué suñu collectif ay banque mondiale ay façon kuréel yu nekk ñoo daje Sali séminaire ñun biñ ñu convoqué ñu mandaté leen nañu dem parce que comme dañ ñu woo ku la woo dina la jox wala mu wax la mais bi ñuy dem rek xamal nañ leen ak lu ngeen mënti wax Mbëbës na tëj ñun loolu mooy suñu position ñoom ñu dem ci kii ba ñaar ñoo fa demoon bi ñu ñëwee xamuñu lan lañ leen fa wax du ma dugg ci vraiment wax lu ma xamul mais daal ci gàttal dama lay wax ni mu demee yow nag am nga xel nit ñi am nañ xel bi ñuy dem ñoom li ñu dem mooy xadaru Mbëbës day tëj bi ñu ñibbisee convoqué ñu réunion ñu ñëw ñu ne ñu xam nañu ni Mbëbës mënatul a tëj te ñun mënatuñoo xeex ak état te sës nañ ci miir mënatuñoo dem lan lañ leen jox wala lan lañ leen wax ba ñu def loolu xamuma ko mais loolu lañ ñu wax ñun nag vraiment bi ñuy jóg di xeex ku mel ni man xeexuma woon pour nit
dama doon xeex pour principe boobu mu ngi fi ba léegi nii damay continuer xeex bi kon loolu mooy question bi nga posé te tontu wuñ la ko voilà li may tàggatoo nag mooy sant la yow sant sa caméraman bi Saliou Bey sant groupe Walfadjri di leen ñaanal aussi mébét bi Sidi Lamine amoon vraiment mébét boobu mu àggee ci seen loxo te yéen ci seen bopp sax suñ borom dem ba ngeen yilif ay rajo ak i télé yoo xam seen télé bopp la loolu ñaanal nañ leen ko beneen bi ci des nag mooy wax waa Malika ak waa Kër Massar ak Tivaouane Peulh ak Yëmbal ñi nga xam ne ñoom la décharge bi impacté ak Mbaaw bi nga xam ne ministre de l'environnement fa la dëkk maa ngi ko koy wax moom ne ko ñoom ñëpp nañu ñëw bokk ci xeex bi parce que mbëbës bi buñ ko fi jëlewul aussi dinañ ameel suñu ak génération ameel ak suñu génération yi di ñëw parce que li mu ñuy lore ni mu leen nar a lore moo raw loolu kon ñu ngi woo ci ñëpp ci xeex bi waaw li ci def mooy sant Ndiogou Malick laata nga tàggatoo tam benn question mu lay posé rek parce que xam nañu ministre bi fi nekkoon temps yi nekkatu fi am na benn ministre bu bees boo xam ne ñëw na est-ce que yéen a ngi def jéego pour jéem koy rencontrer pour que vraiment xeex bi ngeen xeex mën a aboutir waaw ñun jéego bi nga xamante ni moom la ñu njëkk a def mooy lii mooy émission bi parce que kii defe naa ni mooy implantation yi quoi benn bi ci njëkk mooy Sénégal la ñuy waxal monde bi la ñuy waxal donc ministre bi citoyen la tey jii fi ma toog nii su ma fi waxoon dara lu safaanu jëme ko ci ministre bi defe naa ni du ma fanaan suñu kër donc moom dañu jàpp ni ñoom ñu ngi ñuy